jageen jëf ci ànd bi ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaaru marax yi bokk na ca ni njëgu dundi gu yokkute wa taxaw askan wi tonk tumuranke ñàkk pëj bu nu mooy moo ko sookee ñii di askan wi jàpp ne nguur gi wala commerçant yi kenn la ci waaye ñii di commerçant yi nekk ci assise ñoom nee ñu kaccat leen ca ba leen kon tudd ci wàllum yokkutem dund gi njëg gi ma nga yokkoo bitim réew waaye tam taxi yi état bi yokk ci Sénégal gi moo tax njëg gi yokkum am ndaje lañ ci xëy woote daan ci ànd ak maam Seynabou Babou ma ko fekke woon dañ ci bokk itam jamono boobee njëg gi yokkoo ndox mi nangu dëkkuwaay yi demal si Kambaaw ñoom ñooñu doon ko nettali kenn ñoo ngi koy dund jamono ji tamit ay boroomi kër jaaxle lool xëy ak gont lépp biir ndox lañ koy defee seen kàddu jëpp na daañu ci ànd ak Ndeye Mariam Gaye ndax jot naa tëmb fitti becci la mu fa gis daañu ko dégg ci biir xabaar yi dana ci bokk itam fi mu toll ni tembe lu jëm ci askanu Sénégal ñuy réer bari lool xëy ni medd ni menteñ kenn xam fu ñu jaar kaw ak suuf tey doon journée mondiale buñ ko jagleel Sénégal ma nga ca biir rédaction bu ITV xëy càmbar mbir mi ñenn dem ba naan mbir mi daal dafa mel ni mystique moo ko rax maanaam xarfa foofa yi leen jàpp ni mooy sànq ñenn ñi daañu ci ànd ak gëstu Mamadou Dieng nis kiis ñu song faram fàcce gi ñu gërëm leen cànd bi ak ñun ci TV faram fàcceek xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci coowal dund gi fi mu toll tembe boo demee ci marché bi njëg yi lu ci bari yokku nam lu ni mel tax na jaaxle am na Sénégalais yi seen boolu mu ñu kay fees borom kër pañeem ak poosam lépp daanaka fëq la def ñenn jàpp ni commerçant yi la lu mel sax moo tax commerçant yi ñoom ñu ngay yëglu nee ñu kaccet leen ca ñii di association bi ëmb commerçant ak industriel yu Sénégal tënk leen ci assise ñoom nee ñu lu ni mel yokkute gi kay ma nga jógee bitim réew laneen tam mi ngi soxal doxinu nguuru Sénégal ndaje mañ ci xëy woote maam Seynabou Babou fekkee na ko reportage. njëgu dund gi yokku nag nekk na loo xamante ne jaaxal na waa ACIS muy association bu ëmb mbooleem commerçant ak industriel yu Sénégal ñoom nag ñoo ngi duut baaraamu tuuma nguur gi. nga xamee ni pandémie bi ci àdduna bi commencé tas nekk xam na ne Sénégal fii li ñuy jëfandikoo ak li ñuy dundee produit yu ci baree bari dañ koy jële bitim réew di ko indi ci réew mi ci biir loolu ñu ko def nag dafa mujj jafe mooy ak yokkute am bitim réew saa suñ yaakaaree nag dina tane rek waaye dafay gën a yokk mën naa ne jamono jii ñu nekk lépp loo xam ne yaa ngi ko doon jënde fukk yaa ngi koy jënde fukk ak juróom gën gaa néew ba ci ñaar fukk. yokkute wu njëgu suukar gi nag bokkoon na ci liñ doon waxtaanee ñoom ñi le nag ñoo ngi woote ngir ñu amal yeneen politique économique yu bees. ndax suukar dañu gis dafa nekk produit bu essentiel boo xam ne d'abord dañu jàpp ne produit bu mel noonu nga xam ne Sénégal yëpp dañ ko soxla waruñu ko jox kenn nit mu monopoliser ko nga xam ne moom rek moo am droit di ci def ak dindi waaye ci biir loolu ñun dañuy plaider ñu libéraliser ko comme niñ ko defee yenn produit lu ci mel ni ciment ak yeneen yu mel ni ñoom. kuréel gu ëmb jaaykat ak industriel yu Sénégal ñoo ngi ñaawlu lii di concurrence étrangère bii lee. tey jii nii ku nekk xam na ni sénégalais yu bari mënatuñ génn bitim réew mais léegi industriel boobu nga xam dafa nekk bitim réew dafay am ndaw lu ko ñëwal étudier ko marché Sénégal bi bu paree nag dafay ñëw étudier marché bi ba pare installé wu ci marché bi ci installé boo xam ne du dëppoo ak yoon loolu nag autorités yi yëg nañ ko waaye liggéey bi ci war dëgg moom la ñu deful. bu weesoo conjoncture internationale ACIS di duut baaraamu tuuma nguur gi bu ñu sukkandikoo ci kuréel gu ëmb jaaykat ak industriel yu Sénégal yii le nguur gi dañu war a jug ngir régler li ni mel ci naka maanaam wàññi yii le taxe te bàyyi xel jafe-jafe yi askan wi di dund. maam Seynabou Babou bu fekkente ni njëgu diw ak sukkar ma nga yokk te wa taxaw leneen tam mi ngi nii doon alikalaj lëmbe Sénégal ca mooy taw bi yàlla saa ngi dotti ay waameem réew maa ngi tëmb demal si Kambaaw jàmm gën duñu ko weddi foofee jàppale ni ay boroomi kër yu bari ñu ngay tëmb am nañu jaaxle jamono ji tembe jaaxle gu yaatu
donte ñenn nit ñoom ñi ngi ci payum luyaas teewul ñi ngi jaaxle bëgg a génn seen i kër waaye fu ñu dëkk moo leen tëm Ndeye Mariam Gaye jot na tëmb fitti becci la mu gis reportage. ay ndox yu taajee daal di verte ànd ak xeet gu naqari ay briques yu ñu teg ay bot ngir ñi sol jéggi fàttewuñu benn yoon ñii taxaw di tànq ndox yi. ñu ngi fii ci Diamaguène Sicap Mbao ci quartier bu ñuy wax Babacar Diouf Babacar nekk père de famille moom nag dafa jaaxle loolu mi ngi yore depuis ay fan ci tey koppar wante mënul fexe ba am kër gu mu dëkki ki njabootam. ñun fii déjà bu dënnoo sax kër gi dañuy njëkk xalaat mu wàcc suñu kaw parce que boo duggee sama nekk actuellement nii dal bi nii dafa wàcc comprendre donc chaque jour maa ngi xalaat tëdd nelaw ak samay doom sax dal bi wàcc suñu kaw. soo duggee sama néegu doom yi nii day seen buy taw day mel ni robinet comprendre donc néeg yëpp am problème néeg buntu yi gis nga buntu néeg yi da ngay jël wéer mënuñu ci dara parce que da ngay bon fan yi yëpp boo xoolee billaahi wallahi taala soo ma ko permettre ma dugg sama batan génneel la une somme de 100 000 200 000 yoo xam ne maa ngi ko denc pour location mais problème bi mooy da ngaa mënul gis sax kër goo mën a dem pour évacuer say njaboot waaw. mu nekk nag coono joo xamante ni bu ñu moywul dina jural seen njaboot gi ay musiba ci ni ko soxna si gisee. xanaa metti gis nga fii xale dañ ciy dàq toujours dañuy xus fii di sangu dañ leen di dàq ba sonn ñu ngi nii dañuy dàq ba sonn gis nga mbedd mee fas yi ak sareet yi à côté ñoo yàq mbedd bi mësul te am dox te mu ngi nii yàq nañu yaxeet ñu daal lu ñu bëgg ku ñu dimbali rek ki ñu dimbali ba ñu am canal bi mun a dem. ndaw lii di fexe nu mu dindee ndox yi fii mi ngi ñuy wax ni lenn rek lañu bëgg muy ak ndimbal bàyyeekoo ci yoxoy nguur gi. xooluñu ko politique ñun kuy liggéey la ñuy àndal xaaruñu kenn dañuy dere suñu xaalis jënd ko ay machine pompe wala ñu jënd ko ay carburant di ko def ci kii yi pour dimbale suñu waa koñ wallahi azim grand boo bëggee dégg gis nga maire yi ñoom ñëpp génn nañ c'est parce que xam nañ ni li nekk fii nii nekkul ay wax kase moo ko fiy jëlee il faut ñoom ñu ñëw dimbale ñu xam li fi nekk ñu dimbale ñu wallahi azim. ci jamono ji famille Sène ak ñu bëri ni ñoom ñu ngi dund ci biir ndox yi waaye nag yemuñu ca ñu ngi dund itam coonay location ba tey. Ndeye Mariam Gaye jaajëf bu fekkente ni ba tey Sénégal fu bare ngi tëmb moo ne am na fi ay plan décennal lu ko jiitu président Wade xeex na ba jóge fi mbënd mi te la gën a aay président Macky Sall ñëw itam ak plan décennal am daanaka teg pexem juróom-ñaari téeméeri milliards la demagun tàmbalee barim ca ba léegi saa yu tawee na woon fa woon mbir mi daal sotteegul jaaxle am na kon ana fu koppar gi jaar wolof nag nee na cin foqul ba nut yax ba ca nekkoon ni may faaw ñu woy ka doon togg lu ni mel fa lan toll député Chérif Montey jàpp ni moom Théodore jàpp ni fi ñu toll ni tembe dañoo war a càmbar mbir yi nag du ñàkk ab commission d'enquête parlementaire ngir xam fu koppar gi jaar nag liggéey na fu mu toll mu ne kon tey lii di gànnu Tok Tok Sénégal ak mi ngi ma xam Njaay ñun ay ndaw lañ askan wee ñu fi teg bu fekkee ne askan wi commission d'enquête lañ bëgg pour situer responsabilité yi député yi mënuñ def leneen lu dul ànd ceeg ñoom parce que ñun ay ndaw lañ dañu yónni ki la yónni nag bu la ne lii laa bëgg donc ko war a defal ngeen waxtaan xool ci yan anam ngeen koy defee parce que mission bi dafa dem jëli information bu ñu indee information yi xëj na mun nañ gën a xuus teg commission d'enquête ñu situer responsabilité yi ne lii mission bi wax kii ak yi moo ko def liggéey bu bon bi kii moo ko def wala liggéey bu baax bi kii moo ko def ñu mën a ci tirer ay conclusions daal di sanctionner positivement ou négativement parce que dañ nekk ci dëkk boo xam ne koom-koom bi bëriwul alal ji bëriwul donc bu ñu jëlee lu toll ni 766 milliards jagleel ko benn programme jaadu na ñu saytu naka lañ utiliser xaalis boobu. président Mamadou Lamine Diallo moo bind président Moustapha Niasse président assemblée nationale ne ko bi mbënd mi amee am na yaakaar ne war nañ mun a demaat sur le terrain xool ndax suñu 11 recommandations yi ñu defoon commencé nañ ko liggéey parce que ñun dañ yaakaar ne 11 recommandations yooyu buñ ko tegee peut-être du saafara du dakkal mbënd mi mais dina ko saafara ci ni mu gën a xóotee ci ni mu gën a sore. dañ def 11 recommandations dañ def fukki recommandation ak benn ci recommandation yooyu comme ni ma la ko waxee daf ci am yoo xam ne am nañ yaakaar ne buñ ko defee mbënd mi dina wàññeeku donc dañ bëgg a dem xool est-ce que commencé nañ ko exécuter ou pas.
muy député Chérif Théodore Monteil nekkoon ganuk docteur Sénégal kàddoom ak mi ngi ma xam Ndiaye xabaar yi wu ci benn mbir ndax bu waxee mbirum mbënd ak dundu gu cher courant bi itam nekk na alek la ci Sénégal gi gox yi bari ñu ngi koy jooy amuñu ko donte nguur gi mi génnee koppar di dépense ngir bëgg askan wi am courant bu doy moo ne kii di borom xam-xam ci wàllu guni mel di Thierno Sow mu ngi xam le ni ci lu toll ci téeméeri milliards ak fanweer dong buñ ko jëfandikoo ci lii di courant bi jóge ci wàllum jant bi Sénégal gépp mën nañu am courant bu doy te du am benn jafe-jafe ma ngay faram fàcce moom ak Mame Seynabou Babou bàyyi def na tubaab yi xam nga tubaab bi moom li mu xam mooy tàllal ay fil lu polier mbedd mi bu génnee ci point E fil yaa ngi dem di ñëw alors que loolu lépp amul njëriñ rien que pour sa kër am courant da ngay wut ñaari panneau solaire teg ko ci kaw wut ñaari batterie teg ko ci suuf te cheru te mën état Sénégal mën na ko defal Sénégal toi Sénégalais bu ne mën na ko def sur l'ensemble territoire bi et du jafe mu ngi nekk le téeméer ak fanweeri milliards ci sunu koppar loolu buñ ko defee Sénégalais bu ne di nga ko am bu boobaa da ngay taal lampe ñëw et gratuitement doo fay dara parce que soleil bi yàlla moo na ko jant bi yàlla moo na ko jox dafa gratuit moo tax yooyu bu nu ko amee nañu développer ay initiative yooyu loolu moom mooy développement ñu bàyyi wax ne ñun de li ñu jàngoon tubaab bi jàngaloon en 1900 moom la ñu appliqué en 2021 muy xëcc ay fil dem lakk pétrole bu bëri lakk essence bu bëri polluer nature bi pour am kii te bu ñu demee ci énergie renouvelable ñun dañuy mën a jël su li ñuy wax carbone di ko jaay dëkk yi nga xam ne dañuy gën a polluer muy par exemple Chine Sénégal bu ko jaay carbone day jënd parce que Sénégal day économiser parce que environnement dafa nekk li nga xam ne àddina bi yëpp ko bokk léegi yooyu yëpp nag buñ ci demee ay initiatives yi nga xam ne bon ñun commencé nañ ko ndar bi nu dëkk ci ay 10 kër et que yàlla mu ñu ci dimbali nañu fexe ba sénégalais bu ne mooy produire courant mooy produire ndoxam mooy fab déchets mi traiteel ko boppam soxlaatuñu ay assainissement ñu fab ndox yu bon yi mu traiteel ko boppam après réutiliser waat. ñu xuus jëm diwaanu Ziguinchor foofee jàppale ni moom coowal suuf moo fa am ca diwaanu Oussouye ña fa dëkk ni jot na maire ba soppi doxalin lu ci bari ci ay suuf ma ngi koy caxat-caxatee anam goo xam dëppul ak yoon ñoom nag askan wa génn ni jot na mbir mi dakk nañu nag jot na tam kilifa yi dugal seen loxo ci wàll gi bala mbir mi ëppi loxo ñu xuus ca gox ba ànd fa correspondance Assane Ba. coowal suuf si dox diggante Mbulomp ak Oussouye yi dafa mel ni rek jeexagul léegi ginnaaw ay weer yu bëri yi nga xamante ne amoon na dal ndax suspension bi nga xamante ne sous préfet bu Louga Wolof suspendre na ko zone boobu askan wi nga xamante ne ñoo dëkkee ci Mbulomp ñu tuuma rek maire bu Oussouye ne dafa violer arrêté autorité administrative te dara fekku ko ci. dem ay at passé préfet bi sous préfet bi jël arrêté naan léegi zone boobu mooy Djihwa kenn du fa demati liggéey kenn du fa teg tànkom mooy zone tampon lu tubaab di wooyee zone tampon kenn du fa teg tànkom ñun respecté nañ ko jël nañu arrêté bi te dafa joxe arrêté bi ñëpp ñun jël nañu arrêté bi respecté nañ ko waaye ñoom ñu ngi ñëw ci zone tampon yooyu di def lu ñu na def loolu nag préfet bi bu demee ba jël arrêté sous-préfet disons bu demee ba jël arrêté. malgré waxtaan bi nga xamante ne commission nationale du dialogue des territoires ak archevêque bu Ziguinchor monseigneur Paul Abel Mamba defoon nañ ko fa yëf yi changé wul ba tey diggante ñaari gox yi ci kanam li nga xamante ne moom lañ jàppee noppi autorité administrative yi notable yi nga xamante ne ñoo fekk baax ci Mbulomp xamle nañ rek mënatuñ téye seen askan ci li nga xamante ne waa Oussouye village ak seeni maire ñu ngi nekk di ko doxal. loolu mooy wone ne zone boobu ci arrondissement am la bokk bu bokkuloon ci arrondissement am est-ce que moom amoon na sañ-sañ jël arrêté du am sañ-sañ boobu préfet bi moo naroon jël arrêté mais sous-préfet bi moo ko jël lan la ñuy ragal pour trancher affaire bi mu jeex ku nekk xam fu mu féetoo waaye defuñu ko parce que ñun leer nañu ne ñoom xam nañu lu xew mais lu ñu xamul xamuñu lu ñuy ragal. ñu tuumal ko ne moo nekk di xamba taal bi maire bu Oussouye bi ñu ko laajee nee na rek bëggul indi ay tontu ci les tuuma. Assane Ba jaajëf li ko tàmbalee Ziguinchor jàpp Sédhiou
Bawol ba Saloum Njàmbur foofu yëpp am na fa ay kër yoo xamante ni bi ñu ngi wër seen njaboot maanaam njaboot gi ñenn ci ñoom jekki-jekki réer daal di disparaître te dafa doon journée mondiale bi ñu jëlee wàllu guddi mel rédaction bu ITV càmbar mbir mi li nemmeeku nag mooy baaxee nañu seen i mbokk réer jaaxle am na ci ku ne ak na nga ko jàngate ci gëstu Mamadou Dieng reportage. ay nit yuy faral di réer li ni mel sénégalais yi am ci ay xalaat ñenn ci ñoom jàpp ne sax ay jëfu njabar da ciy faral di dugg ci grand place bi ay mag toog ñoom fii la ñuy faral di daje di lire journal ñeneen ñi di ay soxna yuy waxtaan Léopold Mbaye moom nit ñu ñuy faral di fësal ne dañu réer ñenn ñi dafa jàpp ne dañoo découragé. ci man de sonn la rek parce que yenn yi wala nga découragé wala yenn yi doo wax waa kër gi dara da ngay jékki-jékki rek réer. ay joué kat film lañ dañuy bind seen scénario ba mu mat ñu joué film bi moom boobu kenn waxatu ko parce que boobu dañoo topp seen bànneexu bopp wala ñu am yeneen projet yoo xam ne moom la ñu war a def amaana looloo tax ñu daw. ci wetam Mami Seck toog moom li mu xalaat mooy ay yëfu njabar da ciy faral di dugg. maanaam loolu Afrique ak ses mystères rek comme nuñ koy waxee l'Afrique a ses mystères ñu ci bëri dañ leen di naawtal seen famille lay nekk en général ñenn ñi c'est parce que affaire de xëccoo kër la ça dépend rek maanaam dañ ko fi fekk loolu daal jiitu na suñu judd ñun ñii sax ñun looloo ñu yëm ba tey loolu la ñuy seet nii ñun te gisaguñ ko. ñii ñu dajee la ñoom sax li ni mel dañ koy faral di nemmeeku ci seen entourage. amoon naa ci benn xarit boo xam ne nii la quoi dafa jékki-jékki biir këram le temps gars yi di seet moom jënd na dem 5 jours ñu koy wër ba fekk ko booru géej mu gaañu quoi xam nga fii Sénégal. ci diiru benn at luy tolloog junniy nit nee nañu réer nañu ci biir Sénégal waaye du ay chiffres yu officiel la ANSD ba ñu jokkoowee ak moom nee nañu yàggul la lu mu tàmbalee liggéey ci mbir mi bu dee ca police nationale ñoom it amaguñu ci takk wu dëgër altine tay gi mooy bëccëg bi ñu jagleen nit ñu réer ci àdduna bi muy bëccëg goo xam ne itam njaboot yu gisagul seeni mbokk ñu ngi wéy di ànd ak tiis. jaajëf Mamadou Dieng ñu ci bari di ay doomu réew mi seeni mbokk leen wër ñu ngi ci sous-région bi Mali Gambie wala sax Guinée waaye nag ñenn tamit dañoo mujjee génn àdduna ci yoonu Barça wala Barsaq dañu toppa yooyu mbir incha allah ca na mu gën a yaatoo xabaar yi wéy ci beneen mbir ñii moom bëgguñu seeni doom réer moo tax ñu ngi fexe ba yombal leen wàllum këyit la duppee état civil demal ca Podor léegi yomb na fa ndimbal moo ko waral ay partenaire taxaw ci wàllu guddi mel ñu xuus ca gox band fa correspondance Momar Ali Signan. am kayitu juddu nekkatul jafe-jafe ci département de Podor ci ndimbalub Puma askan wi ñu bëri ci ñoom ñëw nañu ci fanaay ci ay audience foraine yu ñu fa doon amal ngir am kayit woowee. am na si ñoo xam ne buñ juddoo ba léegi mosuñu am kayit juddu ndax fii àll bu yaatu la nit ñi ñenn ñi ci àll bi lañ dëkk ñii dañuy sàmm ñii dañuy napp surtout ci côté càmm gi ñoo xam ne dëkkuñu fenn fu ñax mi nekk rek fa la ñuy dem. am na si ñoo xam ne sax mosuñu xam lan mooy commune wala communauté rurale mosuñ ko xam ñoom ci àll bi rek lañ nekk kiiwuñu amuñu kayit juddu am na gis naa fi sax ñoo xam ni am nañu 50 ans wala de plus mosuñu am kayitu juddu. dañoo nekk ci zone boo xamante ni peut-être centre d'état civil yi dañoo xaw a sore population bi moo tax ñi bëri dès leur naissance amuñu woon papier. te nit ki tey bu amul papier vraiment xam ngeen lu ci lan moo ban problème lay jànkonteel. ci kàddug kilifa yi Puma nee nañu nag li tax ñu dugg ci moo di dugal seen loxo ci xeex gu ñuy xeex li nasaraan di wax apatride mooy nit koo xamante ni xamuloo foo féete. tey ci Sénégal man na près de 40 000 fi ñu en tout cas yoo xam ne réalisé nañ ko depuis 3 ans aujourd'hui même incha allah en même temps que ñu ngi fii ci Fanaye am na ñu nekk. Kédougou surtout ci département de Saraya équipe Puma boo xam ne mu nga foofu aussi di constater wala di évaluer audience foraine yi am na ci région boobu. bu weesoo doomu Fuuta yi ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee way daw làqu muy réfugié ñoom it am na pàcc buñ leen jagleeloon ci bis bi. profité nañ tamit ci invitation bi pour jox réfugié yi lu ñuy wax tenant lieu parce que réfugié du acte de naissance lay am réfugié li mooy am mooy tenant lieu d'acte d'état civil. loolu chef d'état-major particulier moo koy signé
fexe nañu defar ci quelque mën leen ko séddale donc loolu moo waraloon su ñëw bi tey. doomu Fuuta yi di ñaan rek initiative yu ni mel ñu lawal ko ba ñëpp mën cee jariñu. jaajëf Momar Alice Niang foofu ca Podor la ñuy desandi sax ndax du ñàkk ñu ngi bàyyi xel lay xew ca Kigali soxal afro basket bi nga xam Sénégal mu ngi fa defay jaloorem la ca mujj mooy démb seen digganteeg waa Cameroun Sénégal wane résultat ya am solom juróom-ñeent fukki pañe ak juróom-ñett ci juróom benn fukk ak juróom loolu wane waat na kon ni jàmbaxte ñu nekk waaye nag kii di Boniface Ndong mooy tàggat sunu gaynde yu góor yooyu le ma ngay jàngat xara ñaay gaynde yi àndal des jogante nga xam ñu ngi koy xaar. foog naa ni match yi ñu def donc match yu baax lañu je pense que équipe bi joué na ak mentalité boo xam ne li may wax mooy culture de la gagne mooy koo xam ne dafa am xadar ak xeex ci li muy def mais bëgguma ñu xool score bi donc li ma doon xool mooy que sama équipe nañu respecté ku nekk seen kanam nga joué pendant 40 minutes quel que soit le score et je pense que objectif boobu am nañu ko donc bëgguma ñu foog ne match dina yomb déedéet amul match ku yomb damaa ne match yomb na su arbitre bi sifflé après 40 minutes nga xool score bi ne gagné naa mu yomboon mais mosul yomb soo door a commencé donc maa ngi félicité équipe bi mais liggéey bi nag mu ngi door a commencé tey jii parce que li ñuy def lépp compté wul dara loolu mooy basket su élimination yi commencé da nga commencé à zéro équipe yëpp a tolloo voilà donc loolu laa ci mën a jàngat. muy kaddu yi Boniface Ndong sunu envoyé spécial ba ñu fa nekkal di Seeku Seydi moo waxtaan ak moom ba tey Seeku mi ñuy xamal ni sax Boniface Ndong doon na waxtaane mbirum yenn absence yi lu mel ni kii waxambaane lim di Malick Dime waaye tam ki nga xam moo di Preya ña ngay waxtaan jàpp ni daañu xool lu def waaye daal jaaxle am na ci mbirum ki nga xam moo di Preya moom le ndax gis na ni ay gaañu gaañoom daal daanaka boo defoon ndànk ak ñëwam wala lu ci mën di xew yaakaar am na daañu toppaat ak Seeku Seydi mu ñu toppal wàll guni mel ñu xuus ci Europe ak ña fa nekk ni ay doomu Sénégal li ko tàmbalee France Angleterre jàpp Allemagne ña fa nekk ay doomu Sénégal ña ngay def jaloorem ñëwaat caag la ñu def weekend bi ñu génn ak Cheikh Diab. France la ñuy tàmbalee wax ci jaloorey gaynde Sénégal yu ay bés bii ñu tàmbale ko Ibrahima Niane mi dugal bitam bu njëkk ci saison bii gannaaw bañ ko tegee attaque ci wetu Pape Matar Sarr ak Mouhamadou Lamine Gueye moom mi dugal na benn penalty waaye Mesda Tembo ak Clermont ku nekk dugal sa morom ñaari bit Idrissa Gana Gueye ak Abdoul Ahad Diallo ci Paris Saint-Germain ak Dion Lopy ci Reims ñoom ñëpp bokkoon nañ ci jongante ba ñuy tàmbali ci diggante Reims ak Paris Saint-Germain Monaco amaat na ndam ci ay bés bii moo daan 3 ñaari bal ci benn ki dugal ñaari bit yi sax moo di Sofiane Diop Strasbourg moom moo daan Brest ñetti bal ci benn Habib Diallo ci banc bi la ko tàmbalee Alfred Gomis moom jongante na waaye dañoo dem Raymond Kopa Angers daan leen fa ñaari bal ci dara loolee sax moo seen défaite bu njëkk ci saison bi ñu nekk Angleterre foofee ndam demul ndam dikkul diggante Liverpool ak Chelsea ku nekk sa morom benn bit nga ko dugal Sadio Mané amoon na solo lool ci penalty bi may Liverpool mu égaliser waaye bu Chelsea amee benn poñ foofee ci Anfield mën na koo gërëmee kii di Edouard Mendy mi nga xam ne bëggul woonu bàyyi dara mu jàll Ismaïla Sarr jonganteen ak Watford waaye Tottenham moo leen daan benn bal ci dara moom it bokkoon na ci jongante bi mu di Cheikhou Kouyaté dañu dem fekki West Ham rek ku nekk dugal sa morom ñaari bit Espagne foofee Amadou Loum Ndiaye bokkoon na ci jongante ba ñuy tàmbali seen diggante ak Valence waaye dañ leen a daan ñetti bal ci dara Ismaïla Cissé bokkoon na ci ba ñuy tàmbali Rayo Vallecano moom mu nekk moo daan Grenade daan yu yaatu ñeenti bal ci dara Amath Ndiaye jooju ci banc bi la tàmbale waaye dugg na ci ñaareelu pàcc bi Real Mallorca moo daan Espanyol de Barcelona benn bal ci dara Italie foofee amoon nañu ñaari jongante ak it ñaari ndam ñoom Naples ak Kalidou Koulibaly ñoo dem fekk Genoa daan ko rek ñaari bal ci benn te Pays-Bas la ñuy wutali foofee Ibrahima Baldi tàmbali waat naa jongante gannaaw ba mu toogee lu yàgg jongantewul ndax ay gaañu waaye ñoom ñoo ñuy def Feyenoord Rotterdam Utrecht da leen daan ñetti bal ci benn Turquie ngir jeexal foofii Mame Baba Thiam dugal na ci ay tàmbaleem ak Kayserispor benn biir sax bi may équipe ba mbii mu am ndam ci digganteem ak Istanbul Başakşehir. jaajëf Cheikh Diop waaye itam jaagee jëf ci ànd beeg ñun ci TV lii moo daal di la fla ci xabaaru maraxim di ngi naan ak suñuy programme la total mooy wéyandi ak Cheikh Hassana Fall ak ganam jàngeen jëf